asalaamaaleykum wa rahmatullah. mun ngi ñëw ginnaaw bu ñu musloo ci saytaane julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam noo ngi nuyu monsieur le maire bu baax a baax di la ndokkeel bu baax a baax te di sant it bu baax a baax ci jataay bi nga xam ni nangul nganu ko di la ci ñaanal it yàlla defal la ci ndam lu yaatu tawfiix sëñ bi ak ngërëmam. naaw loolu it noo ngi seere suñu jëwrin di sëriñ Mouhamadou Diagne ak sëñ El Azmi ak sëñ Cheikh bi ak sëñ Ñang Baalo. jataay bi nag li ko sabab rek mooy ñun ay niti diine lañu ay niti lislaam lañu yàlla def it bu ne xam na ni bari na bis yu ñuy màggal waaye dañ cee tànn bis boo xam ne yàlla ñu ko féetale muy laylatul xadri ñu yàgg koo def yàgg fee ñëw di ko ànd ak yow nga ci daan am taxawaay bu rafet it waxtu wu ñu masaan a ñëwit li ñuy ñaan mooy rek saa bu ñu koy def bu ñuy ñëw yàlla nañ la fi fekk waaw loolu moom lañ doon ñaan waxtu wu nekk te it suñu borom mi ngi ci defal ndam te ñu ngi ñaan it at yi ci kanam yëpp ñu fekk ko di ko def te saa bu ñu ñëwee fekk la fi ndax saa bu ñëwee it wax dëgg yàlla nga yokkuñu sa doole boole ci sa xam-xam ak sa kàddu yu rafet te boo ñu lebalee lu rafet tamit ñun lu rafet rek lañ la fas yéenee fay loolu moo waral nag ginnaaw bis ba dëgmal si na te mooy sunu bis te moom la ñu am te waxtu wu nekk daanañ ñëw di suñu soxla ci yow nga ñu koy fajal moo tax saa bu ñu ko jàppee rek membre yëpp dañuy maase taxaw daan ne bala ñu cee dem ci kenn nan dem ci monsieur le maire ba noppi doo ko dem ci keneen loolu moo waral délégation bii jóg ànd ak jëwrin ak gaa yu baax yi yëpp ñu ni nan ñëw ndokkeel si la ndax li nga xam ne doon nga ko wut te doon ko wut ak say nawle suñu borom defal la ko loola it neewoon na war nañu jàpp ab bis ñëw ndokkeel si la ginnaaw ban jàppee nag ñu ni kon nañ ko def muy benn bu ñëwee ñaanal la ci mbir mi yàlla gën koo yokk te barkeel ko te defal la ci ndam te it xam nañ taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci wàllu diine ci dëkk bi yëpp ndax xàmmee woo ci këru diine gi wala këru diine gi képp ko woote rek dagg nga sa yitte boole say kaddu ak sa am-am ak sa man-man yëpp jàppal leen ko te loolu ñëpp seedeel nañ la ko ñu nit nag wax dëgg yàlla amuñu lu dul jàppale la ñaanal la te am yéene ci sunu xol li nga xam ne nag moom mooy dogal ba yàllaa ko yor waaye bu fekkee ni am nañ dara loo xam ne am nañ ko ci diine moom am ko ci bis bi suñuy ñaanal kenn bala ñu koo tudd faaw ñu tudd la ngir ba nga koy tàmbali defoon nga ci sa alal te bopp ba léegi bàyyiwoo nag noo ngi lay ñaanal ci barke Sëñ Tuubaa ak xasaayit di la ñaanal ci barke Laylatul Xadri gii nga xamante si nii moom la ñu nekk di ko waajal suñu borom yëkkati say martaba ak say daraja ginnaaw guddi gi dañoo wax ni taxaw na taxawaayu 83 ans maanaam juróom-ñett fukki at ak ñett noonu la kawee mbooleem guddi goo xamante si nii am na ci adduna ba yàlla sàkkee adduna ba tey guddi googu moo ci gën a màgg noo ngi ñaan màggaayu guddi googee yàlla na la wuy si ba nga yëg ni wuy si na la te mu bañ a yem sax ci wàllu mairie waaye yàlla yëkkati sa wutur ak sa daraja ba adduna bépp dégg la yàlla dem sax ba dénk la réew mi ndax mën naa nekk ndax ñun amuñu ku ñuy tiitaroo ku dul yow la ñu am yow la ñu xam te it wax dëgg yàlla koo gis ci adduna bëgg na ku ko yëg wala fi dañuy wax ni yëg moom kenn doo nga bañ ku ko def muy ab sàcc waaye ku dul ab sàcc rek bëgg nga ko la yëg te yëg goo nga ñu yëg ñun ñëpp xam nañ ko mbooloo mi xam nañ ko moo tax ñu àndandoo tey jii def délégation ñëwaat fii sa kanam gaaral la bis bi ak mébét yi nga xam ni mébét nañ ko ci ànd ak mbooloo mi nga xam ne si ne ñoo jiite mboolem pàcc yëpp jox la sa lettre bi nga xam ne moom lañ la baaxoo jox tey sant yàlla mi nga xam ni moo ñu daan kàttanal waxtu nekk ñu koy yëkkati di la ko jox ñi ko daan yëkkati di la ko jox fekk la fi te ñun ñu ko daan joxe ñu nekk nii kon loolu war nañ cee dellu santaat yàlla bu baax a baax tey ñaan ndam li yàlla yëkkati ko ñun daal ci wàllu politique li la ci ñaanal mooy nga dem ba doyalal sa bopp rek waaye yàlla boo am defet mukk yaa xirano baati nan ci barke Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ ne woon dinañ ñëw daal la koy wax jooyal la ko boole ko ak cant bu ko defee nag programme bi ak li ci jëm lépp xam naa ni ñoom sëñ Cheikh mi ak jëwriñ dinañ ko eggale waaye man moom personnellement maa ngi sant tey gërëm bu baax a baax waaw di la ñaanal tawfiq bu baax a baax. asalaamaaleykum monsieur le maire ñu ngi lay nuyu bu baax te di rafetlu jotaay bi nga xam ne nii may nga ñu ko te di am mbégte loolu ak kontaante gu rëy rëy ndax yow yaay suñu maire comme ni ko suñu Abdou waxee waaye tamit nga doon maire bu mat maire. te loolu li koy firndeel élection yi ñu weesu score bu rëy bi ñu ci am te ñu ngi la siy félicité bu baax a baax wane na ko muy wane ni kon waaye Yaraax bëgg nañ la am nañ tamit fu ñu la teg prix yi nga jël tamit lu ci mel ni ay meilleur maire du Sénégal ak yooyu yëpp lu ñu yëg la te lu ñuy kontaan lu ñu am mbégte la loolu saa su nekk suñu nee Babacar Mbengue ñu ni meilleur maire du Sénégal ñu ni Babacar Mbengue ñu ni moo jiitu ci sondage yi loolu lépp day wane ni liggéey bu rafet a rafet ngay def biir Yaraax te loolu dañuy ñaan yàlla mu wëy daayira bi seet si la nag moom mooy daayira Munaawiru Sudóor
daayira bu nga xamante ni la xëy na bi ñu ko sosee ba léegi war naa mat ci 20 fukki at ak juróom wala lu ko ëpp kon daayira bu yàgg la bu am ay racines la lu dëgër la mu doon daayira bi nga xamante ni dajale na lu mat 300 personnes 150 yi nga xam ne nii ay membres la yi nga xam ne daanaka dañuy teewe daayira ak 150 yi nga xam ne ay membres la yi nga xam ne dañuy jottali seen cotisation waaye lépp lu ñu yëg tamit lépp lu ñuy def tamit ñoom ñu ngi si kon am na lu muy représenté lu rëy a rëy ci ANCAPA ga la ñu nekk li ci ëpp tamit muy ay ndaw ndax soo xoolee daayira bi mën nga ni fi mu toll à 75% ay ndaw ñoo ci nekk di ci jàng di ci def dara te fi mu toll dañoo toll étape bu doy waar ci yaraax muy banditisme wala leneen ak leneen mu bokk kon ci facteurs yi nga xamante ni day xëcc ndaw ñi pour ñu bañ a dem ci yooyu te xam nañ sa politique bi nga xam ne ni yaa ngi koy def ci ndaw ñi ak bëgg yaraax ak doomu yaraax jëm kanam kon ñun mënuñoo def dara te mënuñ ñëw waxtaan ak yow parce que daayira bi bëri na ay projets yu nga xam ne ni tamit am na ko hormis Laylatul Qadr bi bu nga xam ne dañ cee bëgg di liggéey ak yow mais soxla sa appui mais ànd ceeg liggéey ak yow bu baax a baax a baax kon comme ni ko suñu Abdou waxee rek ñi ngi rafetlu toogaay bi waaye di rafetlu tamit dalal gi nga xam ne ni dalal nga ñu ko waaw te di ñaan yàlla tamit lépp lu nga xamante bëgg nga ko pour Sénégal pour yaraax en particulier yàlla yombalal la ko waaw incha allah rabbi merci beaucoup. waaw salaamaaleykum encore une fois di nuyuwaat monsieur le maire ak son cabinet di la ndokkeel si weeru koor bi di wax déwéniti baal ñu wax baal na la di la ñaanal jàmm ak sutura sama gars yi wax nañ lépp sama mbokku taalibe yi xëy na wax bi du sori man personnellement dama lay féliciter pourquoi parce que xam naa sa parcours tuuti xam naa sa engagement si Hann Bel-Air waaw pratiquement xam nga bu baax fu may waxee raison pour laquelle tey dañuy am mbégte wax dëgg yàlla nga gisaat maire bi parce que ñun ñëpp xam nañ ne ni ku jàmm nga ku bëgg Yaraax jëm kanam nga donc kooku boo ko amee si sa gox da nga war a sant yàlla parce que man dama koy seede sa kanam sa gannaaw maire amul problème toujours man terme bi laay utiliser loo mu yëg loolu si mën dina ko def te bëggul kenn maire kon kooku boo ko gisee da nga ko war a seede loolu si kanamam donc daara bi nag xam nga ko parce que yàgg nañ di ñëw fii di la rencontrer pour nga ñuy taxaw man comme ni ko Cheikh waxee ay membre dañ ñëpp si daara bi ku ne am na foo féetee ba ñu bëgg rencontre ma lañ seeti man la maire da amul problème boo leen ko woon directement sa mu rencontré leen moom du ay audience ay protocole si saa si laa woo asu mun na ma incha allah dinañ jël audience saisi naa sax boo fàttali ko Matar Diop xam naa wax na la ko j'ai appelé Matar monsieur le maire mun na ma incha allah am benn problème envoyé ma date bi naa ko wax maire donc bés bi suñu bés nañu ñëpp dañu bëgg nga dugal si sa loxo yàgg nga ko def sax waaye dañu lay gën a ñaaxaat rek xam ne loo si def rek sa bopp nga ko defal te daf ñoo ñor nag ñun ñi ñoo ko doon taxawee ay jamono duñ daaw ñu ko tardé ba nii sax xëy na dafa xat moo tax tey jeunes yi jël relève bi waaye teew ñun toujours ñu ngi si tamit si gannaaw def lu ñu mën pour mu gën a jëm kanam parce que bés na ba ñu ñor wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee ñëpp bu ñëwee duñu may kenn jàmm man miy wax ak yow du may dem daara lu bëri ndax samay xat-xat ak sama liggéey waaye teewul chaque jour bu jegesee du ma am noflaay maintenant ma koy sant yàlla parce que loo si def rek sa bopp nga ko defal donc monsieur le maire on vous tend la main di la ñaanal aussi vraiment si sa ndam bi vraiment félicitations encore. Bon en fait comme le dit tout le monde encore une fois monsieur le maire nous sommes là présents devant vous pour vous transmettre nos remerciements infiniment de ce que vous faites pour la commune de Hann Bel-Air. Pour prendre en témoin, moi personnellement, je dis tout le temps que le maire n'a pas de problème. Parce que franchement, celui qui est là, il veut que personne ne soit fâché. C'est un gars vraiment qu'on doit estimer. Et encore une fois, vous êtes le bonheur pour Hann Bel-Air. Parce que depuis que vous êtes là, il y a beaucoup de changements, il faut le dire. Il faut être honnête. Alors, comme on dit, avec la magistère de Macky Sall, il y a beaucoup de changements. On a la Coupe du Monde, on a autre chose. Donc si le maire est là, on a fait des ruelles, on a fait des écoles qu'on a réalisées en lycée, et tant d'autres. Donc ça, moi, je pense que c'est le bon de Hann Bel-Air. Moi, je suis maintenant fier d'être habitant de Hann Bel-Air. Parce que celui qui vit à Hann Bel-Air, il me respecte. Grâce à votre magistère et à vous, votre engagement et votre dévouement. Donc, ce jour-là, c'est le jour de Laylatul Qadr, un jour vraiment saint, en ce mois bien de Ramadan, un jour vraiment qui nous dépasse. C'est pourquoi chaque année, nous souhaitons vraiment votre soutien en ce jour-là. Et on souhaite vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne la miséricorde, la paix devant votre famille et votre compagnon et la réussite totale de vos projets pour la commune de Hann Bel-Air. Merci beaucoup. asalaamaaleykum mbooloo mi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di gërëm di leen ñaanal di ci jiital monsieur le maire ak suñu xarit Tamsir Niang am cabinet
di wax ni jataay bi duggulet yàgg na am waaye yàgg naa rafet yàgg nay demee nu kawe suñu njort yàlla na ni demee waat tey te niñ ko passé woon di ci kontaan bii tamit buñ ko rombee ak yi ñëw yàlla na yàlla dogal ñu gën cee bëgg ni ko ñëpp waxee rek ñaanalaat monsieur le maire mooy ñaanal suñ bopp yàlla may ko wér yokk ko kàttan dooleel ko fekk wërsëg yi ba mu gën a yaatu ba mu am ci Sénégal ndomba tànk lu raw maire boole ko ak moom yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne Touba di ko leeral tuuti rek ci daayira bii nga xamante ne nii ñooy teew fii toujours bu jot di waxtaan ak moom benn bis muy Laylatul Qadri di ñun boo xamante ne nii du ñun ñoo ko sax tànnal suñ bopp mais ca kilifa ya lañ ko tànnee jox ñu ko ñu jël ko boobu ba léegi ñuy dem ak moom waaye ndam rek lañ ciy gis te moom mii kenn ëppalewu ko ci loxoom bon loolu sant la ci biir loolu nag nekk na loo xamante ne nii événement la ci ñun ci Kappa boo fa ñëwoon tey jii mu nekk Laylatul Qadri boo xamante ne nii nekkul Laylatul Qadri boo xam ne nii ñaari bis la tombeel maanaam ñii dañuy Laylatul Qadri tey bu subaa ñële Laylatul Qadri wala bu ginnaaw subaa ñële Laylatul Qadri boo ñëwee doo xàmmee ñen ñooy murid ñi ak tijaan yi ñëpp ay maase ñëw ci bis bi téye ko respecté ko parce que dëkk bi yëpp la concerné noonu la suñu Laylatul Qadri ñun mel ci Kappa Laylatul Qadri boo xamante ne nii góor jigéen mag ndaw ñi feebar sax dinañ ñoti ñëw parce que bon am nañ fuñ ko teg ndax li ñu ko kilifa yi dénk teg ko suñu loxo te ñii nag wax dëgg yàlla nekk nañ jëwriñ day man de bi ñuy sos daayira bi damaa toogoon fekke ko ndax suñu kilifa yi ko sosoon commencé ci jaañ ca usine ba boobu motu ñëwoon 20 nit ak juróom tey bu ñu demee bay compter ay juróomi téeméeri nit ak juróom benni téeméeri nit bon loolu sant yàlla la mu jéewuñu ñoom puso bi mu réer waaye tamit ci ndigalu mag ñi ak kilifa ñi yàlla leen fa yàlla saxal yàlla gën leen dooleel suñu maire ak conseil municipal bi mu nekkal yépp yàlla taxawal leen samp leen dëgëral leen ndax li ñuy wax nii xulil xaqa walaw kaana muran wala xulil xaqa walaw ala nafsika ñun xam nañ ni li ñuy wax dëgg la te dañ ko dund te yéen ñii ñëpp fekke ngeen ko maire bi ku bëgg Sénégal la rawatina Yaraax fi ma jógee léegi loolu laa doon waxtaan ak moom ñu koy jëw bu rafet bon loolu moom moo ko liggéey am na nu mu doon demee tey jii suñuy ñëw sax jataay bi du demee nii mais tey boo xoolee daayira bi ñi fi teew nii ku gis image bi sa xel dina dal parce que buñ nee ana jëwriñ ñu ne mu ngi nii lépp lu nekk ci këyit ci protocole ci loxo alaaji mii la nekk jàng ak jàngale mooy doxal société mooy doxal dëkk daayira bi nit ñi waruñu faa ñëw te xamuñu nu ñuy jullee xamuñu nu ñuy jànge xasaayit xamuñu nu ñuy jànge alxuraan mënuñu woor mënuñu génn muurum koor Abdou Dieng ak ñi muy àndal ñi ngi nii ak ñoom sëñ Modou Diouf yaa ngi dégg kii nga xamante ne nii suñu rakk la suñu jarbaat la suñu lépp la amul moom ak i groupe am luñ dul daj ci daayira bi bon donc yéen bu ngeen teewee mën naa ne daayira Kappa mu Nawiru Sudóoru ñëpp ñëw nañ góor ak jigéen mag ak ndaw ci kanam monsieur le maire bon monsieur le maire jërëjëf di la waxaat ñu ngi gën a feddali suñu kóllëre yow ak say collaborateur Tamsir jërëjëf ñu ngi kontaan ci yéen te am na loo xamante ni sax am na ci ndax monsieur le maire mii kat Laylatul Qadri ñëppay Laylatul Qadri mais ñun seetlu nañ ni Laylatul Qadri bi di am Kappa mosu ko tardé da ciy ñëw bu fa jógee dañuy def ñaan rek mu dem eggale ay yiteem mais duñ ko déggaat ci benn Laylatul Qadri bon loolu ñun fierté la ci ñun mbégte la kontaan na fi Abdou commencé laay jeexale yàlla na nga ko yàgg di teewe ñu yàgg di la fekk fii ci mairie bi wala ci biir palais bi ci barke Serigne Touba barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa bu baax jërë ngeen jëf yéen ñëpp. mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di leen ziar bu baax a baax jawriñ di nuyu waa daayira Kappa yëpp ñëw bi ngeen ñëw fii dafay ñëw bu am solo pour commune Hann Bel-Air ndaxte li may faral di wax rek organisation bu am ci béréb lay nekk waaye lii ñu wax ni mun naa ne aada la cosaan la ci dëkk bi di sant yàlla naka ren ba mu amee parce que mun naa ne daaw yi jéeg amul woon ñëpp xamoon nañ nekk mbas mi amoon na nu mu gañe woon dëkk bi de telle sorte que activité yu bare dafa wàññeeku woon donc ren nag bu fekkee ne organiser que dañuy sant yàlla ñaan yàlla aussi mu sax
beneen bi mooy di kontaan ci seen taxawaay ci dëkk bi parce que bu ñu nee daayira rek dañu naan école la te réew li koy jëmal kanam mooy école donc ñu jàpp ne que am na benn taxawaay boo leen am boo xamante ne mun naa ne lii ngeen taxawal tey bu bokkoon ñun ci suñu ay compétence wala ñu mën ko organiser mën na ma ko ñun ñoo ko waroon a defar mais di sant yàlla ba nga xam ne lii ngeen di def boo leen ko defee ci dëkk bi rek ñun dañuy jàpp ne que bokk ngeen ci ñuy defar di dëkk bi bu ñu nee defar dëkk bi mooy soppi jikko yi dugal xam-xam ci doomu aadama mais surtout di inciter ñi nga xam ne discipline la di inciter nit ñi ci yar ci comportement parce que loolu mooy religion nit ci dafa am loo xamante ne dañoo war a xam ne que religion dafa loo xamante dafa am solo ci réew yi nga xam ne bon seeni diine demeewul noonu wala sopp yu doy waar moo fay am mais ñun dañuy sant yàlla encore une fois man day xeebuma bés boobu parce que bés boobu dafa am solo en tout cas amal nañu njëriñ ñun mais surtout yàlla dogal na yéen ñi fi nekk ak kilifa yi nga xam ne ñoo séq sanc événement bi am nañu relation boo xamante ne am nañoo ko ñoom donc mun naa ne mënoon ngeen bañ a ñëw sax boo leen yemoon ci carton d'invitation rek ñun dañuy jàpp ne suñu bés bi la te su ma juumul defe naa bés bi président Macky Sall ci boppam mosoon na ci ñëw ah waaw donc je pense que yooyu yëpp dafay yoo xamante ne dafa am solo donc bés bu ñu jàpp la bu ñu bàyyi suñu bés la bésu Yaraax la mais di ci woo aussi bépp doomu commune Hann Bel-Air doomu Ndakaaru bu la ci sa yoon mayee en tout cas ñu egsi fa tàllal loxo yi ñaan parce que ñaan moom la ñu yaakaar moom la ñu jàngal suñu diine nañu am di ñaan yàlla ci bésu Laylatul Qadr boobu lépp loo xamante ne luñ ci ñaan suñu borom nangu koor gi nga xam ne aussi am nañ ko suñu borom nangul ñu koor gi yàlla def jàmm mais man pour ma part dama leen di remercier yéen ñi nga xam ne yéen a yor organisation bi parce que yor organisation ay génération la ña ko yoroon première organisation bi dëgg la ñoom amoon nañu xalaatu mettre en place def loo xamante ne daayira la di organiser Laylatul Qadr waaye ñooñu ko organiser woon tey bu ñu ñëwoon gis fi mbir mi toll je pense que sant yàlla la donc loolu yëpp dafay loo xamante ne lu ñu xam la lu wér la man pour ma part ma leen ci remercier en tout cas daañu gisee xam naa du yàgg te comme na woon foowoon rek daañu ci ko teewee egsi fa incha allah di leen sant gërëm leen nag yéen ñëpp. Profiter peut-être de cette rencontre pour remercier la daïra de Kapa qui en fait est en train de préparer cette année encore une fois la nuit du Laylatul Qadr qui est une nuit extrêmement importante pour nous musulmans en ce mois de Ramadan. Je dois les remercier parce que la daïra joue un rôle extrêmement important d'une manière générale dans la commune de Hann Bel-Air. C'est une daïra qui a pu se distinguer de par, en tout cas, ses manifestations, j'aurais dit de par ses événements, parce que je pense qu'en ce mois béni de Ramadan, il n'y a pas un jour plus important que la nuit du Laylatul Qadr. Et nous avions eu le privilège d'avoir eu à recevoir l'actuel président de la République en son temps, qui était venu se joindre à la communauté, en tout cas de Hann, sous l'initiative du daïra de Kapa. Donc c'est pour vous dire la dimension de cet événement aujourd'hui. En tout cas, le maire que je suis, en ma qualité de président du conseil municipal, je veux inviter tous nos amis, toutes les populations de Hann, j'aurais même dit la population dakaroise, parce que les gens viennent de partout, à venir se joindre à nous pour cette nuit, en tout cas de prière. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes, en tout cas, nous serons là. Nous allons contribuer à la réussite de cet événement. Mais c'est un moment que je voudrais saisir pour féliciter, en tout cas, les initiateurs de cette nuit de prière. Les remercier très sincèrement, mais remercier aussi surtout, en tout cas, les membres de cette daïra que vous êtes, surtout pour l'effort de développement. Vous contribuez aujourd'hui à améliorer les conditions de vie des populations du quartier, de la commune. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que je vous reçois et c'est avec fierté que je le dis. Et c'est pour ça que je voudrais réitérer encore une fois ma présence à cette nuit,
mais surtout souhaiter que l'on puisse encore pendant des années et des années, en tout cas, organiser un tel événement. Voilà un peu ce que je voulais dire et profiter de l'occasion pour féliciter Capa TV. Pour moi, c'est la première fois que vous me donnez l'opportunité de parler devant, en tout cas, devant cette caméra, pour féliciter également et saluer cet effort communautaire. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir ce complexe de parler des grandes chaînes de télé. Le monde a évolué. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de donner l'information, qu'elle soit réelle et à temps. Et aujourd'hui, nous avons la chance localement de pouvoir s'adosser à Capa TV pour faire cette communication pour un événement aussi important. Et quand on dit Daïra de Capa, donc je retiens que c'est la chaîne la plus proche aujourd'hui. Et comme le dit en Wolof, Gëna Jege, Gëna Yey. Donc je voudrais féliciter encore une fois Capa TV et vous donner rendez-vous certainement aux prochains événements. Merci. ñu sant yàlla baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Sëriñ Muntaxa suñ borom sàmm ko te dëgëral ko te àggale yéenam ñaanal ko mboolem xalifa yëpp rek suñ borom sàmm leen te dëgëral leen. Monsieur le maire ñoo ngi lay nuyuwaat bu baax comme ni ko suñu mbokk yi jëkk a wax yëpp wax ay di rafetloo jataay bi nuyu ñi nga àndal ñëpp ndax damay wax ni man bëriwul lu ñuy toog man ak yow ndax lépp laylatul xadar daanaka man comme jëwriñ yi doy nañ ma ci yëpp rek moo tax lépp daanaka ñoom laa daan wax rek ñu ñëw waaye tey ñu ne ma yow ni ngay dajeeg maire ci koñ yi xañ na dañuy daje man ak yow ci ay xew yu bëree bëri di nuyoo mais taxul ñu nga ñu ràññante lool waaye dama daan seede ne monsieur le maire li tax mu neex mooy dafa yëg koñ bi waaye dafa yëg nit ñi ndax man bari na jataay yu bari su xewee ci koñ bi foog ñu yëgal ko daayira bi te ñun dañ cay teew te néew na lu may dem ci jataay te tasawuñu fa moo xam bànneex la moo xam lu neex la kon loolu ku yëg nit rek moo koy def yàlla def na la kilifa waaye loolu jëloo ko pour teg ko ci kaw nit ñi da nga koo jël ngir ànd ak ñëpp ngir liggéey gox bi loolu nag ñun am nañ ci seetlu bu baax te rafetlu nañ ko kon léegi lay ñaan yàlla baax suñu borom di gën la cee defal ay ndam yu kawe 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 wax dëgg yàlla ñu soo ñu gisee soo ñu gisul chaque jour ñoo ngi lay bàyyi xel ndax bari na ñooy dugganteel te xamante na ñoom waaye amante na ñoom jàmm waaye ñu ngi leen di wax yéene ji ñu am ci yow ak bëgg-bëgg bi ñu am ci yow ndax dañ koo gis ci yow ndax suñu ko gisutoon it wax dëgg yàlla mën nañu toog bañ ko wax te comme dañu wóore lu ñu gis rek la ñuy mën a seere wax dëgg yàlla ndax da jëm nañ ni ñaari malaayka yi ñu ngi suñu mbagg te dinañ bind li ñuy wax kon dëgg du sa jataay bi mooy tax ñuy wax li ñuy wax ni li ñuy wax dañ koy seere te yàlla tax yàlla seere nañ ni bari na ay jataay yu ñuy toog di wax sag woyof ak sag baax ak sag bëgg koñ bi waaw loolu mën nañ ne ñëpp gis nañ ko te bis bi wax dëgg yàlla gis nañu saa bu jotee doo yeble saa bu la fekkee da ngay ànd ak sa ñi nga war a àndal ñëw teew fa ànd ak ñun bis bi loolu wax dëgg yàlla yëgte ak mbégte mënu ko passé kon loolu nag ñu ngi la ciy sant bu baax a baax a baax a baax di la ci gërëm waaye di la ci ñaanal yàlla baax suñu borom defal la ndam ci liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey mu dem ba gën a faw xel yi ci barke Serigne Touba wax dëgg yàlla suñu xol seet na baax ci dalal bu rafet bi wax dëgg yàlla ni soxna Asou moom itam wax dëgg yàlla suñu jigéen bu baax la moom itam ndax saa bu ñu ko waxee rek moom itam du day daal def ittee pour nga jot ci te soo ci jotee da nga koy daal di yombal ne mu gën a rafete kon loolu mbégte la ñu ngi ciy sant bu baax leen ci ñaanal bu baax suñu borom gën a laa jàppale te taxaw la ci barke Seydina Mohamed barke weeru Ramadan wi nga xam ne moom lañ nekk ñu ñaan lépp luñ ci jaamu rek yàlla na ko yàlla nungu ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam jërëjëf tabarkalla xam naa comme da nga nekk ci yitte yi nag ñu def ñaan rek ñu daal di incha allah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim bismillahi rahmaani rabbi bima yasra as-sana wal fajr bi jaay afdal min lillahi kharlaja hamdi li rabbin karimin la sharika lahu sadri liman nura sadian mallah muhammadun salawatu llahi fi abadin alayhi fi ismi kulli bi kawahadu ilahi lasi amal mawaibu lijumtadi khalqi ma yakhtaru man bara ناجيته جالله ومن مكرمني تكريم عاد وكل من لقد بريع رحمن عبلي جميع الخلق رحمة من يعني عن سر من قرآنه القرآن
وتهمة المصطفى عن كل ما سدت وترحم يا والخي يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواتم جميع الورى يا هادي الردى ما ما أخذناه خلق من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجاه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سين في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم وفتح لنا كل باب كنت فاتحه لأولياء يا فتاه يا الله حسبي ستور يا سمر دفني توفيق تيسير بمرض سيدنا محمد عليه السلام. ما شاء الله